sunu gan Ansou Sané salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar Fall. yow yaay directeur général ANRAC di agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance di bànqaasu nguur gi nga xam ne moom lañ dénk lépp lu jëm ci suqali koom gaak nekkinu askan wi ci Casamance. bala ñoo sori ci waxtaan wi dañuy njëkkee sa gis-gis ci armée bi jamono ji yëngu-yëngu yam fay amal ngir delloo kaaraange ci yenn gox yoo xam ni ay nit ñoo fa nekkoon di def naka sudul noonu nu ngeen ko gisee buñ ko mëngale ak seen liggéey ak li ngeen soxla ca Casamance ci boppam. waaw maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant Babacar ci invitation bi di nuyu El Hadj Ndiogou di nuyu seen auditeurs RFM yëpp donc di nuyu tamit population Casamance yëpp. effectivement comme noo ko waxee depuis barki dëmb ñu ngi seetlu ne lii di armée bi tàmbali na ay opération de ratissage ci yenn zone yi Casamance rawatina ci zone diggante Niaguis ba zone Goudomp donc pour bu ñu sukkandikoo ci communiqué armée bi pour fexe ba yokk kaarange bi et fexe tamit ba population yi nga xamante ne ay daw laxuñu te ñu namm dellu seen gox yooyu pour ñu mën a dellu ci anam yoo xamante ne anam yu wóor la te boo seetloo tamit zone yi nga xam ne foofu la opération yi di am présentement zone yooyu ñëpp xam ne am na benn genre délinquance di mën naa ko tuddee transfrontalière boo xam ne dinañ ko nemmeeku te souvent ñu koy mu fës ci li nga xamante ne souvent moom mooy ay population yi nga xamante ne bu ñu demee ci àll bi pour wut ay daanaka bant wala bois souvent léegi-léegi mu am ay ñaawteef yoo xam ne dinañ ko def si ñoom ñu nemmeeku tamit li nga xam ne tamit mooy trafic chanvre indien bi tamit am na solo lool ci zone yooyu donc leneen tamit li ñu mën a nemmeeku ci zone yooyu mooy que tamit li nga xam ne moom mooy coupe illicite du bois te tey mu lëmbee Casamance tey nekk na tamit lu fa am doole la. ba tax maanaam garab yi ñuy dagg. waaw njaayum yamba di ko fa bay di ko jaay itam. donc yooyu yëpp ni ñu koy nemmeeku. ba tax na armée ci mission régalienne am mu jàpp ne war na mën a indi kaarange waaye surtout fexe ba population yi nga xamante ni tàmbale na ñëw ñibbi seen dëkkuwaay ñu mën a ñibbi te loolu lu am solo la parce que. Quand même il faut dire que depuis 2012 ginnaaw bi nga xamante ne dal nemmeeku nañ ko foofu ca Casamance population yi nga xamante ne ay daw la xoon depuis presque 30 ans dañoo tàmbalee ñibbi te ñibbi si boobu daaw nemmeeku nañ ko ci localité Bissine te ren jàpp nañ ne am na presque lu toll fukk ak ñetti village yoo xamante ne pare nañu tembe pour mën a ñibbi d'ailleurs ci coordination autorité administrative yi donc kii di préfet Niaguis bi nga xam ne ñu ngi koy nuyu ak félicité ci liggéey bu muy def ak sous préfet Niaguis bi ak préfet Ziguinchor ak kilifte gouverneur bi defe naa lépp li nga xamante ne état nguur gi war na ko mën a def ci ay matuwaay nguur bi mu ngi koy jël donc. ci mais ñan ñooy def loolu nit ñi nekk par exemple di kar nit ñi ci àll bi di leen di bundu xataal wala di dox di jaay yàmba ak yu ni mel ñan ñooy def loolu. waaw xam nga loolu moom mënuma la ci wax lu leer parce que li ñuy seetlu rek mooy que conflit mel nii fu mu mës a am fu ne rek souvent dafay am lu ciy rax te lu ciy rax dafay bëri mooy maanaam xeetu délinquance yi nga xam ne dañ ko nemmeeku donc li ci am ba woon mooy que armée bi bon mu taxaw na tembe décidé wu na te loolu vraiment volonté la boo xamante ne seetlu nañ ko te tey moo nekk di yombal li nga xam ne moom mooy processus de retour bi parce que processus de retour bi bu muy tàmbali ci booru nord Sindian donc lañ ko nemmeekoon ak zone palmier ak zone Naran Est donc fi nga xamante ne moom moo nekkoon département Ziguinchor rawatina arrondissement Niaguis ak ñoom seen donc processus bi dafa xawoon timide parce que li ko waraloon mooy que sécurité bi matuloon c'est vrai que armée bi doon na def ay opération de ratissage waaye dëkk yu bëri dañuy desoon Ziguinchor ak yenn agglomération yi pour que ñu xaar ba conditions sécuritaires yëpp doog a mat ginnaaw bi nga xamante ni depuis presque daaw ba daaw géej armée bi décidé na pour assurer kaarange woowu ci ay
cantonnement yi nga xamante ne tey armée par exemple installé na ko ci diwaanu Bissine diwaanu Bindialoum ak diwaanu Niadium seet na ne population yi léegi dañoo jàpp ne léegi lépp mat na ba tax na mën nañ commencé dem te d'ailleurs ñun service état yi nguur gi mu ngi leen di accompagner tey boo demee PUMA lii di PUDC ANRAC ak mboolem si kuréelu état yi ak yenn projets yi acteurs société civile ñëpp a nekk di liggéey pour coordonner procédure de retour boobu mooy li ma wax sànq rek tàmbali nañ ko fii ci Bissine ren ñu ngi koy fas yéene amal pour daanaka fukk ak ñeenti dëkk yoo xamante ne tey pare nañu donc li nga xam ne moom la ñu nemmeeku donc am na solo defe naa pour mën a assurer donc kaarange bu doy pour que jàmm mën a ñëw jàmm mën a sax pour rawatina pour que population yi mën a dellu seen dëkk. dellu googu nit ñi war a dellu seen dëkk yu ñu leen jële woon am na leen loo xam ne am na ci solo lool te loolu faaw mu mat mooy li ñuy wax opération déminage maanaam ay mine ndell yi ñu suul ci suuf si mën su koo gis te faaw ñu sulli ko nit ñi mën a delluwaat seen i dëkk loolu fi ñu toll nii bu ñu koy xayma fu mu toll. waaw loolu tamit lu am solo la ci processus de retour parce que comme ni ma ko waxee processus de retour souvent dafay am ay conditions yoo xamante ne war na tegu pour mu mën a antu donc bokk na ci kaarange bi waaye rawatina tamit bokk na zone yi nga xam ne yooyu la nit ñi war a dellu dafa war a nekk zone yoo xamante ne warul am benn jafe-jafe ci ay ndel te Casamance effectivement zone yu bëre donc amoon na li ñu mel mais il faut dire que ginnaaw signature convention Ottawa bi nga xamante ne presque depuis 98 suñu réewum signé woon na ko donc jëloon na ay engagement pour fexe ba désinfester zone yooyu donc te diggante boobu ba léegi donc état taxawal na kuréel bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy tuddee CNAMS mooy centre national comité anti-mine du Sénégal donc muy kuréel boo xamante ne tey moom mooy yeyoo li nga xam ne moom mooy déminage sur le terrain ak ndimbalu partenaire gouvernement Sénégal ba tax na tey jàpp nañ ne jéego yu bëri def nañ ko ci zone bi parce que ci diwaanu Casamance am na opération déminage yu armée bi doon def ba amoon ay explosion foofu sax ba ay nit ñàkkoon ci seen bakkan mu loolu day wane ne mbir yi ba léegi des na mine yaa ngi foofu la ca diwaan nga. waaw ci laay ñëw nii parce que effectivement mine yi moom ba léegi comme ni ma ko waxee am na ay efforts yoo xam ne gouvernement bi def na ko ba tey xayma nañu toll presque million ak genn wala mètre carré yoo xamante tey génne nañ ci ay ndel léegi nag liggéey bi des na donc am na tamit zone yu bëri yoo xamante ne tey des na donc liggéey boobu CNAMS mu ngi koy mu ngi ci c'est vrai que tey processus de déminage dafay léeg-léeg dafay am ay dafay jànkonteel ak ay jafe-jafe yu bëri donc rawatina li nga xam ne moom mooy il faut que acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo ci nekk ñi nangu souvent ñi mën a dem déminer parce que ñun jàpp nañ ne tey ci biir déminage am na ñaari pàcc am na déminage militaire am na déminage humanitaire déminage militaire bi nag loolu duñ ci wax parce que loolu souvent ay considération stratégique la waaye li nga xam ne moom mooy déminage humanitaire bi loolu nguur gi donc mu ngi ci pour fexe ba zone yi nga xam ne en tout cas ni ko Babacar waxee fa la nit ñi war a dellu dëkk muy zone yoo xamante ne mu am kaaraange ci wàllu woowu rawatina tamit zone yi nga xam ne fa la nit ñi war a jëfee ay activité agricole activité maraîchère yooyu yëpp il faut ñu génnee ko donc muy loo xam ne am na solo donc plaidoyer ñu ngi ci kawam donc acteurs yëpp ñu ngi ci plaidoyer pour que acceptation yi mën a am donc pour tamit ñu mën a lever tamit yenn jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci dossier yi. bu ñu nee Casamance nag ak koom-koom wax tourisme gis nañ ni jafe-jafe yooyu ñi dëkk foofu am bokk na ci li xaw a freiné wàllu tourisme nga xam ne ñu bëri ci lañ yaakaar ngir dund ñu ciy liggéey bëri na njiitu réew mi sax am na ay mesures d'exception yoo xam ne jëloon na ko jagleel ko Casamance maanaam képp ku yëngu ci wàllu tourisme ñu teggil la yenn yi ci wàllu lempo ki taxe waaye fi ñu toll nii jamono dafa xaw a jaxasoo tuuteeg coronavirus gi est-ce que boo boolee li xew Casamance jafe-jafe yi am ak li xew ci àddina ci wàllu wér-gu-yaram touristes yi ñëwatuñ fi ñu toll nii loolu moom est-ce que dana yombal yëf yi ci li ngeen mëbët yëpp.
waaw c'est vrai am nga lu am solo loo wax mooy tourisme bi xam nga ni tourisme bi lu am solo la fii ci diwaanu Casamance parce que Casamance tolluwaayam ak un peu charme bu mu am ak potentialité culturelle patrimoine riche bu mu am donc tax na ba tey tourisme bi am nekk fa lu am solo ba nga xamante ne jiitu réew mi président Macky Sall ci mesure incitative bi mu def pour suqali Casamance jël na donc benn loi boo xamante ne donc mooy loi bi tax ba ñuy def Casamance zone touristique spéciale d'intérêt national mooy lan mooy que fii ak diiru fukki at képp koo xamante ne di nga investir fii ci Casamance donc nguur gi dina la teggil yenn exonération fiscale yi ak sociale donc loolu yëpp c'est pour suqali tourisme Casamance wala suqali économie parce que président de la République bu mu ñëwee dafa amoon benn conviction donc conviction mooy que ne tey jàmm ci fii ci Casamance mën nañ ko indi à travers le développement parce que région bi am na ay potentialité te boo xoolee donc manque de valorisation potentialité de quelque part moo indi yoon sentiment de frustration bi nga xam ne quelque part taxoon na ba conflit bi law en Casamance moo tax mu teg ay jumtuwaay yoo xamante ne tey tax na ba ñu suqali ñu nekk ci yoonu suqali économie Casamance te li ci ëpp mooy désenclavement parce que xam nañ ne tamit li nga xam ne moom la Casamance nekkee woon ci enclavement moo taxoon ba quelque part conflit bi tamit mu mën a ancré wu ndax boo doon jugee Casamance di ñëw fii ci Dakar wala ci yenn régions yi da nga doon yaakaar ne da ngay tukki diggante réewum ak réewum donc ba tax na ak yooyu yëpp léegi gisam nemeeku nañ ne ci wàllum jaww ji ci wàllum suuf si ak ci wàllum géej bi am na ay efforts yu bëri yoo xamante ne tey gouvernement def na ko mesure incitative yooyu tamit bokk na ci li ngeen wax ni ci tourisme bi mais effectivement biñ ko defee gis nañ ne tourisme commencé na am doole commencé na créer emploi secteur yi bëri mu ngi doon dox boo demee zone Cap Skirring zone Diembéring zone Kafountine donc impact mesures yooyu commencé nañ ko nemmeeku waaye pandémie bi mbas bi ñëw na donc freiné li ci mel mais jàpp nañ ne ni ko nguur gi nekkee di def par rapport secteurs yi rawat na fii ci tourisme ak mesure d'accompagnement yi nga xam ne acteurs yi ñu ngi koy bénéficier donc acteurs yi Ziguinchor yi tamit ñu ngi koy bénéficier donc est-ce que évaluer ngeen am ngeen ci impact bi pandémie bi maanaam mbas mi am ci tourisme foofu ci diwaanu Casamance lan la jur concrètement ci wàllum njeexital la am. waaw njeexital moom vraiment am na solo parce que tey boo demee ci zone yooyu ni ma ko waxee donc hôtel yu bëri daanaka ñu ngi am ay difficultés ay jafe-jafe touristes yi nga xam ne ñoo doon dugg ci Casamance mu am presque daanaka ay vols charter yoo xamante ne ñaari yoon ci semaine bi dina wàcc fii ci diwaanu Cap Skirring yooyu yëpp amatul donc loolu yëpp nekk na ay conséquences yoo xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci secteur bi waaye comme ni ma ko waxee rek de façon globale donc xam ngeen ni donc bi bas bi duggee ba léegi gouvernement bi seetaanul acteurs économiques yi rawatina ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllum tourisme ndax parce que donc am nay mesures yoo xamante ne mesures d'accompagnement yoo xamante ne nguur gi def na ko donc hôtel yi tamit amoon nañ tamit ay mesures yu bëri yoo xamante ne am nañ ko donc pour sécuriser emploi yi donc ñu fexe ba tamit loraange yi xam ne dinañ ko ci am dinañ ko mën a maîtriser mais lu am solo mooy que tey li ñu mën a nemmeeku tey en Casamance c'est que tey am na jéego yu bari yoo xam ne def nañ ko wax naa ko sànq donc li ci des mooy suqali koom-koom Casamance te suqali koom-koom Casamance dina jaar ci li nga xam ne moom mooy ay potentialité am parce que Casamance tey ci wàll yi yëpp tey macha allah yàlla baaxee nañu ay potentiel yoo xamante tey bu ñu ko suqalee rek yaakaar nañ ne donc développement bi dina gaaw te loolu dina gën a tax li te pour que jàmm mën a ñëw te jàpp nañ ne bu weesoo tourisme yi li nga xamante ne tamit moom mooy yenn filières yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku en Casamance muy filière anacarde bi muy filière mango yi yooyu yëpp tey gouvernement bi taxaw na tembe pour mën a fexe ba filières yooyu mën a am solo te gis nañ ne ci politique installation agropole yi nga xamante ne nguur gi mu ngi koy bëgg a def fii ci Sénégal tànn nañu zone Ziguinchor pour teg fa agropole bu njëkk te agropole boobu liñ ci jublu mooy que fexe ba anacarde bi lii di anacarde lii di mango ak xeetu mboq ak ñoom seen ñu mun ko suqali te loolu jàpp nañ ne dina créer emploi loolu yëpp en suusaane loolu yëpp faaw jàmm ji sax Casamance li fa xew ci fanweeri at yi ñu weesu bokk na ci li gàllankoor yëf yi
te négociation dañ koy wax boobaak léegi bëgg nañ gouvernement bi waxtaan ak ñi nga xam ni ñoo yor foofu kilifteefu MFDC waaye loolu dafa jafe lool ndax MFDC daa bëri chef fi ñu toll nii yow loo ñu ciy wax ci pexe yi gën ngir fexe ba jàmm ji gaa ñi signé ko ci kayit bal dootul tàkk foofu Casamance. waaw comme ni ko waxee ci wàllu woowu c'est vrai que effectivement tey li ñu mën a wax tey Casamance mooy que dal am na. donc depuis 2012 am na benn dal boo xamante ne ñu ngi koy nemmeeku li nga xamante moom mooy négociation yi que comme ni ngeen ko xamee nguur gi dafa changer doxalin ci wàllum négociation ma jàpp ne lu am solo la parce que bu njëkk ba ñëpp xam nañ ne ñi doon seetlu processus de paix bi en Casamance xamoon nañ ne bëri na ay daanaka ñi ma mën a tuddee ay monsieur Casamance nga xam ne tey ñu bëri jàpp nañ ne tey ñoom ñoo amplifier conflit bi donc loolu taxoon na ba gàllankoor yu bëri dañ ko ci doon nemmeeku mais léegi depuis avènement président Macky Sall gis nañ ne doxalin bi soppeeku na. parce que président Macky Sall dafa am façon bu muy négocier boo xamante ni donc benn kuréel la teg boo xamante ni moom mooy conduire négociation te kuréel boobu nu muy doxalee négociation bi ku ci bokkul doo ko mën a xam te defe naa ne loolu action yooyu tax na ba tamit lu bëri ñu mën ko seetlu ci diggante bi. c'est vrai que position gouvernement bi est-ce que réellement mi ngi avancé. lan la jur ci wàllum résultat. waaw moo foofu laa doon ñëwee c'est vrai que position gouvernement mooy que bu sañoon. wala bu yéena moo nekkoon donc unicité mu am unicité MFDC pour que négociation ñu mën ko conduire ci anam yoo xamante ni anam yu clair la anam yu lisible la waaye ginnaaw réunification amagul donc au niveau du MFDC nguur gi dafa jàpp ne bépp fraction boo xam ne bëgg na négocier donc bëgg na ànd ak moom pour utim jàmm donc dina négocier ak moom moo taxoon depuis presque 2016 gis nañ ne ci benn fraction yi ci ñeenti fraction yi am na benn fraction boo xam ne engagé na négociation yi ak gouvernement bi léegi nag li ñu mën a ñaan mooy que et comme sànq tamit ni mu ko waxee beneen option gouvernement bi mooy que jàmm ji dinañ ko uti ci négociation waaye dinañ ko uti surtout ci fexe ba Casamance mu mën a suqaleku parce que effectivement tey population yi donc ils ont une volonté irréversible pour la paix donc et heureusement tamit gis nañ ne ki nga xam ne moom mooy MFDC ci baatu président di Edmond Barrow donc def na déclaration wax ne ñoom tey pare nañu pour defe naa ànd ak gouvernement pour utum solution définitive donc jàpp nañ ne conditions yi ñeneen ñi reconnaître nañ ko xam nga loolu tamit mën ngay waxtaan ak kenn fekk na yoo ñeneen ñi ànd ñoom moom wala ñeneen taxaw fële di gàllankoor loolu tamit tant que juboo amul ci MFDC waxtaan ak jàmm du gaaw. waaw jubóo jooju moom lañ doon yàgg bëgg ci camp MFDC c'est vrai que bëri na ay facteurs yoo xamante ne xëy na jubóo ba léegi antul waaye li ñuy mën a ñaan rek mooy que mu am benn dynamique bu bees te loolu defe naa ñoom ñu ngi ciy liggéey lii mën a am ba des mooy que tey alhamdulilah population Casamance yi donc ñoom bëgg nañ jàmm donc te tey boo demee. li koy fësal ci terrain bi mooy que tey dal boobu lu bëri donc am na indicateurs yu bëri yoo xamante ne tey dina wane na ni tey Casamance am na jàmm parce que li nga xamante ne moom mooy tey braquage yu bëri yu ñu doon nemmeeku amatul checkpoint yi nga xamante ne ñu ngi ko doon nemmeeku ci yoon yu bëri ci tali yu bëri Casamance amatul yenn restrictions yi tamit dem ak dikk bi nga xamante ne doon nañ ko nemmeeku ay jamono nga xam ne bu 5 heures jotee wala bu 18 heures jotee am nay zones yoo xam ne kenn du fa mën a loolu amatul désenclavement bi nga xamante ne population yàggoon nañ ko bëgg pour ñu mën a dem di dikk surtout rawatina pour ñu mën a yeggee production Casamance ci zone yi nga xam ne moom la waroon dem donc vraiment gis nañ tamit nguur gi def na ci effort yu bëri donc à travers les bateaux yi nga xamante ne tey teg nañ ko bateau de fret bateau de transport de population yi ci kaw gi tamit désenclavement aérien tamit macha allah léegi am na ay bateau ay avions yoo xam ne dinañu def 4 rotation par jour diggante Dakar ak Ziguinchor donc ci suuf tamit am na jéego yu bëri yoo xamante ne ak jéego yu bëri yoo xamante gouvernement def na ko. mais pont bi ñu tabax diggante Sénégal ak Gambie ca Farafenni waroon na yombal li ñuy wax transport marchandise maanaam yi li ñuy bàyyi foofu ñu dugal ko ci ay woto yóbbu ko fu leen neex pont bi xanaa amagul effet ci activité yi. déet pont bi kay Babacar defe naa li gën a tax sa ba population yi gën a kontaan ci li nga xam ne nguur gi def na ko bokk na ci pont bi parce que pont bi damay fàttali Sénégal bi waaw le pont sénégalo-gambien la damay fàttali ne pont bi depuis 1970 le plan de construction bi amewoon mais mosuñu koon tabax
il a fallu que président lu tax léegi enclavement ñu koy wax ak transport marchandise lu tax ñu koy tudd ba léegi te pont bi léegi am na. non defe naa enclavement moom ñu bëri léegi waxatuñ ko xanaa kay ñu yokk effort yi nga xam ne ñu ngi koy def parce que comme ni ma ko waxee léegi boo jëlee côté terrestre aérien ak maritime am na ay efforts yoo xam ne def nañ ko. jërëjëf Ansou Sané jërëjëf Babacar directeur général ANRAC di kuréel gi nga xam ne moom la bànqaasu nguur gi nga xam ne lañu dénk lépp jëm ci wàllu développement koom-koom ca Casamance jërëjëf Alaaji Ndiogou